ñeenti fan gannaaw ba jéey ja amee ca Touba ñu faat fa ñaari gone tey jii kilifa yi jaar dinañuy joxub dogal ñii di njaboot ga ngir ñu mën a jël si néew yi nga xam ni ma nga woon ca morgue bu l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ci jamono jooju jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njaboot ga ma nga fa woon tey jii doon nemmeeku ji googuk njaboot gannaaw jéey ja moom la muy sàkku moom Ndeye Saly Diop moom moo di justice def liggéeyam ba ñu teg loxo ña nga xam ni ñoom ñoo def ñaawteef boobu wax ci mbirum marché wala maraîcher ya nga xam ni ñoom ñoo nekk ci littoral bi ca Guédiawaye ca commune bu Sam ñoom nee nañu daal ñoo ngay wéy di ñaawlu suuf sa nga xam ni dañ koo jël dogoon ko jox ko ay magistrat loolu nag ñu ni njiitu réew mi moom moo joxe woon boobu dogal jamono jooju notaire yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal ci jamono ji ñu doon amal seen fanweer ak benn congrès la ñuy sàkku moom moo di ñu xoolaat wàllu suuf soosu naka lañ koy doxalee ngir mën a moytandiku wàllug violence ci denduk Afrique mbirum Free Sénégal ak soppi gañu soppi li nga xam ne rek moom moo di turu Tigo Sénégal loola dina tax ñu def seetlu xool marché télécommunication boobu ak opérateurs yi ak des fois coow ya nga xam ni moom moo cay mën a juddoo ci jamono jooju ki nekkoon jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu communication ci nguuruk Abdoulaye Wade di sàkku ñu taxawal ab champion ci wàllug télécommunication ci réewum Sénégal Bakar Dia daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi moom sax moom mooy nekk ganu RFM soir tour du web daañ ci ànd ak Omar Mbaw li du fës ci wàllug tàggat yaram ak Abdou Diouf Junior le marché daañu ko dàbbaliwaat bonne santé tamit daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi dal leen ak jàmm. gannaaw bañ leen nuyuwaatee ñuy dooree xibaar ki ak li nga xam ni moom moo di tiis chavirement benn gaal fële ca nga xam ni moom moo nekk ca Somone ci jamono ji nee nañu lu toll ci ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci chavirement boobu di maanaam gaal gu suux leeral yeeg Abdourahmane Diallo ca Mbour. gaal gi mu ngi këpp ci guddi dimanche boor 7 lundi ci ay 1h du matin ay ndaw ñoo newoon ci gaal googu ci guddi googu ñu bëggoon dem ci baar bi ñu duppee Rasta pour yegg foofu nag faaw nga traversé lagune Somone bi bu ñu demee ba ci biir ci la gaal gi daal di këpp ñetti nit kenn gisu leen lundi ci suba si nag la ñu daal di gis kenn ki fekk mu gaañu mardi bi ñu daal di gisaat yeneen ñaar ñi sapeur pompier Saly ñoo leen génnee ñoom ñetti ndaw yooyu noonu yépp nag région Fatick la ñu dëkkee fi mu ne nii nag seen néew yi yóbbu nañ leen ci hôpital Grand Mbour di fàttali traversé lagune boobu ñu ci bari duñu respecté lu jëm ci wàllum sécurité maanaam ñenn ñi duñ leen jox ñu sol gilet ak li ni mel te bés bu ne lu ëpp téeméeri doomu aadama dinañu traversé foofu lu mooy tubaab yi wala boog ñi bëgg a dem ci baar bi nekk ci baar yu nekkee beneen côté dex bi ñi dëkkee Guéréo te liggéeyee Somone wala Saly saa su ne fa la ñuy jaar RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane jaajëf mu di xibaar bu wadd léegi comme na ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi néewup ñaari gone yooyu nga xam ni ñoom la ñu faatoon ca Touba kilifa yi daal dinañuy jox dogal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waajur ya ngir ñu mën a jël si néew yi ñu fàttali ni ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar ba léegi néew ñaari gone yooyu ma nga ca morgue bu l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu jàpp nag ni fas yéene leen denc àllarba ji di ñëw ca sëgi bàq ya nga xam ni moom moo nekk ca Touba mbir moomu sax moom moo taxoon tey jii jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njaboot gi ak ndaw ji di Ndeye Saly Diop Dieng daal di gontoon dem ca Touba ngir nemmeeku li nga xam ni rek moom moo di njaboot ga jébbal njaalam ci loolu sax ma ngay xam le ni wàllu prise en charge psychologique waajur yooyu ñoom dina ko gàddu moom sax muy xam le ni bépp matuwaay boo xam ni war na rek ngir ñu teg loxo ka def ñaawteef googu dinañ ko def dañ ciy déglu Mariama Diop. lépp lu jëm ci wàllum prise en charge psychosociale bu ñaari tuut tànk yooyee ñu daal di rendi woon ci Touba Daaru Rahman jëwriñ di ñu dénk wàllum femme famille ak it genre gàlloona lu ni mel Ndeye Saly Diop Dieng ñëwoon fi ci Touba ngir présenter ay condoléances yu état bu Sénégal. di wax ne nag naqar bi tiis na metti na di jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen ay doom soxna yi maa leen nuyu bu baax soxna Moomi ak soxna Maam Jaara maa leen nuyu bu baax di leen wax si gi leen di gaale seen ay doom di ñaan yàlla sunu borom yàlla nekk dawal bu yiw yàlla leen teeru bu keroog
àllaaxira procédure judiciaire lépp luñ ci war dinañ ko def ba xam ñan ñoo ko def parce que dëkk bi dëkk yoon la képp koo xam da nga jaar di yoon dañ teg si di yoon dina dal sa kaw ni ngeen dalal seen xel te xam ne recherche ñu ngi ci police ngi def liggéeyam incha allah bala yaa dinañ xam kan moo def lu ñaaw loolu. leneen loo xam ne fës yéene nañ ci def ay jéego muy renforcer wàllum protection yu tout tànk yooyee fii ci Sénégal. état bi li muy def ci protection xale yi defe naa lu am solo la ci loolu nag yaakaar naa acte yi ñu ci posé bari na ñu ngi def déjà protection des enfants en ligne c'est-à-dire ñi nga xam ne ñii déjà ñooy indi xale yi nga xam ne internet jafe-jafe la ci réew mi parce que xale boo du këram léegi yaa ngi fekk mu jël portable am xamoo li muy xool xamoo kan lay waxal loolu ñu ngi fexe indi ay outils yoo xam ne dañuy protéger loolu waaye responsabilité aussi responsabilité parents yi def ci am solo aussi. délégation ministérielle bi naka noonu itam la jubalee ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ngir xool état de santé bu waajur bu xale yooyee nga xam ne moom itam da doon jéem a faat bakkanam. Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema jaajëf foofu ca Touba ak ca Mbàkke juróom benn simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. RFM rajo askan wi. marché bu bees nekk ca Guédiawaye foofa commerçant ya dañoo lànk ba carré ni dootuñu fay li nga xam ni moom moo di taxe yi ñu leen di laaj bis bu jot fukki fan nag benn ngi nii ba léegi ñoo nga ca nee nañu li nga xam ni rek moom moo jëm ci ñàkkuk cet ga ak màggataayu ko marché bi moom moo di lu ni mel maire ba nga xam ni moom moo nekk ca diwaan boobu di bu jëdda caaray kaw moom moomu nga xam ni koppar yi ñu fay jëlee ci gafak ak maireem lay dugg ni commerçant yi daal ñu def ma ngi koy ñaawlu moom mu sukkandiku ni ñooñu ñoo ngi koy def ci njàppandaluk préfet bu daagu daan ak commissaire central bu banlieue daañ ci ñëwaat ak Salif Sow ñi nga xam ni ñoom ñooy bay mbayum ndër te nekk ci peggo gi nekk ci wetu Guédiawaye ci commune bu Sam Notaire ñoom gis ni rek la nga xam ni moom moo jëm ci suuf sañu jébbaloon yi di ay magistrat nekk na loo xam ni daal dañ koo def ngir bëgg a fuqati seeni suuf te duñ leen jox genn ko ndàmpaay te nee nañu amul benn étude environnementale boo xam ne ni def nañ ko fa ñu fàttali ni njiitu réew mi Macky Sall moom moo jébbaloon lu toll ci 4 hectares bu toftal 200 mètres carrés ci zone boobu ci Sam Notaire ñooñu magistrat Amath Kourouma moom mooy jiite collectif ñooñu di ñaawlu lu ni mel dañ koy déglu ci micro Salif Sow. nekk fii di fi daan seen doole ay at mooy ni dañoo toog ci jamono yi magistrat yi ci seen coopérative d'habitat ne leen nañu jóge ci suuf si parce que le président Macky Sall moo leen ko jox jóge ci suuf si bi ñu doon dundee di ci dundal seen njaboot ñoom it ñu jaaxle bi ñu jaaxlee jóg magistrat yi daal di def épreuve de force daal di jël seen suuf si naxasal ko daaneel garab yi fi nekkoon mooy fi ngeen di gis ne le ñu dindi lépp biñ ko dindee nag joxuñu leen ay ndàmpaay yu mel nii boo koy def dafa war a ànd ak étude d'impact environnemental et social magistrat yi nga xamante ni ci ñoom la ñu yaakaar justice ñoom la ñu yaakaar ñu préserver ñu le droit dañoo jël droit boobu piétiner ko ndaxte étude boobu amul waaw dañ ne magistrat yi 4 hectares 200 le décret bu le président Macky Sall signé la leen jox mais ndax 4 hectares yooyu yëpp dañ koy tabax buñ ko tabaxul am na lu ci des li ci des loolu xanaa boog ay responsable Guédiawaye yu tapis dans l'ombre dañoo nekk ci loolu interrogation la bu nga xamante ni dañ koy lijjanti mais jàpp leen na 4 hectares yi décret bi signé na ko moom ngeen di gis nale ñu yàq ko daanal garab yi te ñi di ci doon liggéeyee amuñu ci dara ñu nekk ay laissé pour compte. maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi notaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dénduk Afrique di artu ñoom nee nañu wàllum coowal suuf loolu nekk na loo xam ne nii mën na jurtu fitna ci dénduk Afrique mu nekk loo xam ne nii kanamu njiitu réew mi la ñu ko xamle ni ki tey jii bañ doon amal seen fanweer ak benneelu ko congrès ca centre international de conférence Abdou Diouf loolu nag lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti réew ci dendu Afrique ñoo nga fa woon Abdou Diouf Diagne. fanweer ak benneelu ndajem waxtaan mi notaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Afrique di amal daal dinay door ci centre de conférence international Abdou Diouf bu Diamniadio naka la ñu mën a jëlee yenn dossiers yi ñuy jox ñi àtte daal di koy jox notaire yi wàllu suuf ak wàllu jumtuwaayu xarala yi ñetti ponk yi dinañ ko waxtaane ci ñeenti fan yi ñuy lëlu Aïssatou Sow Badiane moom moo jiite notaire yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. Notre congrès bi li ko tax a jóg te jéem a
fexe ba notaire yi ñu daal leen jox place bi nga xam ne moom la ñu yeyoo waxtaan yi bokk na ci fexe ba nag li nga xam ne dañ koy jox attekat yi léeg-léeg ñu koy jox notaire yi ngir mu gën a yombal askan wi seeni mbir waxtaan tamit si lu soxal wàllu suuf bi nga xam ne bokk na ci li nga xam ne mën na indi yokkute gu rëy ci suñu réew yi. waxtaan wu ñeel wàllu suuf ñëw na ci waxtoom bu ñu sukkandikoo ci ki jiite congrès bi fekk baax ci réewum Niger di wuyoo si turu Hawa Dodo di tiit sax wàllu suuf daal di indi ay jéye fii ci Afrique benn si thème yi nga xam ne jël nañ ko muy wàllu suuf ñëpp nag la war a soxal muy ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen ndax gis nañu ne bu ñu saafarawut mbiru suuf suñu réew yi daal mën nañoo nekk ci ay jafe-jafe bëri na ci réew yoo xam ne suuf si ni ñu ko yore daal jéggi na dayoo muy kàddu yoo xam ne jiitu réew mi Macky Sall mi doon ubbi congrès bi daf koo dëggal muy xam le ne lu ëpp si li muy jot ci ay ñaxtu wàllu suuf lay ñeel am na suuf yoo xam ne am na ay këyit waaye lu ëpp ci suñu suuf yi amul ay këyit loolu nag dafay indi ay jafe-jafe man rek mën naa leen a wax ni fii ci Sénégal li nga xam ne moom laa jot ci ay xabaar ci lu mën a indi jéye ci biir réew mi bu dee téeméer juróom-ñeent fukk yépp wàllu suuf la soxol ci fàttali bi mooy ñeenti yoon Sénégal di dalal congrès notaire yooyu lee ren ji fukk ak juróom-ñeenti réew yu Afrique ñoom ñoo ci bokk RFM Diamniadio Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf ca ndaje moomu njiitu réew ma ngay prier ñi nga xam ni ñoom ñoo di notaire yi ñu respecté loi bi nga xam ni moom mooy sàkku ci ñoom ñu daal di dugal koppar yi nga xam ni moom mooy ruuse ci seen wàllu liggéey jébbal ko ñi di waa caisse de dépôt et de consignation njiitu réew mi Macky Sall lañ ciy déglu ci micro Abdou Diouf Diagne. Vous demeurez des acteurs économiques. sama mbokki notaire yi yéen ñi nga xam ne seen liggéey daf cee bokk ci daal di aar li nga xam ne moo di koom-koomu réew mi teg ko ci yoon wi nga xam ne moom moo gën ba tax ñu mën a am ay financement yoo xam ne koom-koomu réew mi da siy jaare dox maa ngi siy jaare nag di sàkku ci yéen ci sañ-sañ boobu nga xam ne jox nañu leen ko ngeen sàmm ak li loi bi wax ci atum 2017 teg nañ fi ab loi boo xam ne ñaar ci texte ya ma ngay wax ne koppar boo xam ne jëlee ngeen ko si seen wàllu liggéey bu leen ko dencal seen bopp da ngeen koo war a yóbbu fële nga xam ne moom la ñuy wax caisse de dépôt et de consignation loolu daal maa ngi koy sàkku ci yéen ngeen sàmm bu baax li nga xam ne moo di loi boobu. Et de consignation. C'est une invitation. ba tey ngeen di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média dikk gi nga xam ni Free Sénégal dikk na ko ci li nga xam ni rek moom moo di secteur téléphonie bi nga xam ni yenn saa yi da daan nekk loo xam ni dina indi jafe-jafe ak milliards yañ cey tudd te yenn saa yi coow daal di ci juddu loolu lan la mën a indi Makumba Bey. licence su téléphone kenn waru koo jaay ku ko gouvernement bi jox boo ci noppee danga ko war a delloo mu seet keneen ku mu koy jox bu fekkee ni loolu la gouvernement wu Sénégal bi mu ko jëlee ci Tigo daf ko waroon a nangul boppam jaayaat ko keneen ku ko soxla waaye loolu terewul Macky Sall jël décret daal ni Tigo mën na koo jaay consortium bi nga xam ni moo ko yor tey te laaju leen benn dërëm te ñi ko jege dañu ni woon scandale maanaam jéye mënul ëpp Expresso njëg gi ko Macky Sall jaaye woon doon loo xamante ne nii lu tuuti la 200 millions de dollars moom gouvernement bi la yoon laajul dara rax ci dolli 4G bi biñ koy jox waa Orange daanaka dañ ko koo sëlëx bu dee ci Tigo mi nga xam ne nag dañ koo jaay fi mu ne nii ñoom Xavier Niel ak Yérim Sow li ñuy faral di wax mooy doomu Sénégal a ngi ci waaye mbóot mi nekk ci biir mooy doomu Sénégal bi ci nekk da leen di abalu turam képp mu Yérim Sow nda ñëpp xam nañ ni amul doole ci conseil d'administration bi lépp lu jëm ci wàllu technique Xavier Niel moo ciy chef moom mi nga xam ni li mu def ak Free ca France tax na mu war koo mën a continuer feneen bu dee ci wàllu xaalis bi malgache bi moom moo yor doole ji secteur télécommunication fii ci Sénégal nag soxla na bu baax a baax ñu jubbantiwaat ko ak asaru gi mu asaru bi fa Abdou Karim Sall jógee yu bëri yu mu fa yàq daanaka lu mu fa sumboon rek lajj na ko muy portabilité bi di fournisseur internet yi nga xam ni atum 2005 fukk ak ñeent la ñu woon ren jii daanaka ñaar doo nga ci des ñëpp Orange wan na leen ci ay anam yoo xamante ne nii dañuy gëmm seeni bët rek sëgg mu jàll. loolu nag bu fekkee mi ngi wéy ba léegi directeur général ARTP bu bees bi bu fekkee ni ki mu wuutu ni mu defoon noonu la fas yéene def keneen ki nar a dee bi la yoon nag mooy Expresso ndax xeet yi gën ak buuxante bi diggante Orange ak Tigo moom mi ko doole matewul mooy ki ciy ñàkk. Makumba Bey ci wàllu télécommunication googu jëriñ ji ñu dénkoon ci jamonoy maître Abdoulaye Wade lépp lu jëm ci wàllu communication moom la muy woote mooy dañoo war a samp ab champion d'industrie ci wàllu secteur googu maanaam mbër mu mag loolu di gis-gisu Bakar Dia mu ni loola bu fekkee njiitu réew mi Macky Sall am na wolente gi mën naa nekk dañ ko ciy déglu moom Bakar Dia ci jokkoom ci téléphone ak Fama Dione. président de la République war na engagé un vaste
programme de rectification pour que vraiment Sénégal yi mën a profité complètement ci koom-koom bi nga xam ni ci Sénégal la gis nga Sénégal léegi ñëpp a ngi ñëw fànn boo jël nit ñaa ngi ñëw te neen taxul ñu ñëw neen boobu nag la ñu war a décrypter xool ko def ay garde-fou pour que intérêt réew mi ñu mën ko xoolal ci commerce bi aussi noonu la wala commerce bi champion industrie mënuñ ko gis nga su état bi décidé wul créer des champions d'industrie mënuñ ko am buñ foog ni ay Chine ak ay France ak ay États-Unis ak Russie dañu bàyyi nit ñi rek ñuy dem non da ngay créer sa ay champions d'industrie protéger leen propulser leen waxuma ni nag ñii mënuñu wala defuñ mais dama ni tey jii foofu la ñu toll c'est-à-dire que Sénégal koom-koom bi toll na fi nga xam ni suñu ay ressources toll na fi nga xam ni suñu ay avantages comparatifs toll na fi nga xam ni war nañ mën a dem ba lu bëree dootuñ ko soxla bi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Bakar Dia moom ngeen dégg sànq sax moom mooy nekk suñu gan ci njeexitalu xibaar yi waxtaan wu yaaw mu seq ak Fama Dione ca Kaolack li nga xam ni moom moo di ñàkkook tàggat gi ak lu jëm ci wàllug dugal loxo yi di acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàll woowu nekk na loo xam ne nii moom moo tax union nationale bi yëngatu ci wàllug mbay mi li ñuy duppee agriculture durable ñoom ñooñu nga xam ni ñoom ñoo nekk lépp li nga xam ni moom moo jëm ci wàllug mbay mi nekk loo xam ne nii ñu ni moom moo waral yenn saa yi ay jafe-jafe yoo xam ne nii dafay indi ay gàllankoor ba tax nee nañu jot na ñu indi ci ak joyanti loolu la ñu xamle ca Kaolack ñu fekki fa Ibrahima Diame. UNAPAD ñëw yokk ci organisation yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu mbéy Sadibou Cissé di coordonnateur national bi xamal ñu ne dëgg la organisation yi bëri nañ waaye li ñu seetlu moo di que ne implication ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci base bi maanaam béykat yi dafa desandi. dañoo ñëw pour wane beneen doxalin gannaaw bu ñu nangoo seen doxalin ñoom ñun dañuy am beneen doxalin bu ñuy doxalin bi mooy impliquer nit ñi ci suuf ca village ba ca quartier ba mu xam ne moom secteur métier bu muy liggéey boole nañ ko ci organiser nañ ko pour nga xamante ni doxalin woowu mooy pour mën a impliquer baykat bi ak sàmmkat bi. ginnaaw implication bi fas yéene nañ ko dafay jéego ci wàllu formation El Hadji Wakba di coordonnateur régional bi ne béykat yu bëri nag ñoo ngi yëngu ci wàllu mbéy waaye technique yu bëri xamuñu ko. jàngal suñu paysans yi technique culturelle parce que lu si bëri boo gisee mu leen daal parce que maîtriser wuñ technique yi boo xoolee fi ne service de l'état yi nga xam ne ñoo encadré dox liggéeyatuñ pratiquement parce que dematuñ ci paysans yi. mbootaay bile ne fas yéene itam dugal loxoom ci wàllu campagne de commercialisation bi maanaam njaayum gerte bi samp ay coopérative pare nag pour xeex opérateur yi nga xam ne dañuy dund ci kaw béykat yi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima jaajëf kuréel gi nga xam ni moom moo boot ay jàngalekat yu fare ci parti bi di APR di comité de pilotage réseau des enseignants de l'APR di woo syndicat yi nga xam ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllug njàng mekk njàngale mi rawatina tey jii bi waa G20 xuppee ni dañuy boycotté lépp lu jaal ci wàllug ubbiteg l'école gi nit ñu daal dañu def seen kamtalaayu kàttan ba sowee atum njàng mi di 2019-2020 ñuy sàkku tamit ci ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàllug njàng mi ñu ànd ak xel mu dal moom mu fexe ba sowee lii di l'école bi ñoo ngi ko xam leen ni ki tey jii bi ñu doon janoog taskatu xibaar yi Modou Mbassa Sarr moom mooy coordonnateur ba dañ koy déglu ci micro mu jegaan ñang ñëpp xam ngeen ne école tijji na tey la jàngalekat yi dem école ñu ci profité di leen di jaajëfal di leen di ndokkeel ñu passé une bonne année scolaire muy jàngalekat yi muy élèves yi war a tàmbali alxamis donc muy ñëpp alors donc moo tax ñu saisir occasion bi pour ñu waxtaan ak suñu mbokk jàngalekat yi ngi nekk gis Sénégal ngir xamal leen yu baax yi nga xamante ne le président Macky Sall moom lay def ngir njàng mi ak njàngale mi gën a jëm ca kanam parce que njàng xam-xam kat ñëpp xam nañ ne xam-xam moo yore réew donc loo am alal te amoo xam-xam alal boobu day daal di niil te boo amee xam-xam boobu mooy indi alal kon xam-xam mooy lépp moo tax ba ñu ne jàngalekat yi le président Macky Sall compte tenu ci yu baax yi nga xamante moom lay def pour ngeen gën a nekk à l'aise gën a épanouir ci seen profession c'est lui le bon choix donc nañ continuer accompagner ko jàppale ko ba pare li nga xamante ne moo ñu war ci école yi def ko jàngale bañ a déglu ñi nga xamante ne seen xel yépp mooy na enseignants yi dem grève yàq njàng mi yàq njàngale mi ba réew mi kenn dootu fi nekkee noo bëggee. RFM Sport.
Abdou Diouf ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. football lañ koy dooree ak tournoi bu UFOA. tournoi bu UFOA bi am jamono ji fii ci Sénégal rawatina fële ca dëkk boobee nga miin lool te xam ko muy Thiès foofee nag ca stade Lat Dior sànq Gana moom moo daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Gambie benn bal ci dara. jongante ba jeex na donte sax waa Gambie ñoom raté nañu benn penalty ci boobule jongante seen entraîneur di Oumar Cissé di wax rek ne ñoom ay joueur am def nañu lu ñu mën donte sax bi mooy ñaareel bi yoon ñoom ñuy ñàkk seen digganteeg waa Ghana muy nekk tournoi bi jeexul ci ñoom daañu ko wéyal ndax daañu leen reversé ci ñaareelu pàcc bi mooy ñi nga xam ne dañ leen daan ba noppi seen digganteeg Mauritanie lay doon nee na daal dinañ def lépp ngir mën a génn ci boobule jongante ñu déglu Oumar Cissé. damay njëkk rek félicité sama ñooñ mi nga xam ne gagné na ñaari yoon yu toppalante ci suñu kaw loolu nag terewul ne amuñu ay occasion am nañu ko waaye nag dañ kaa rek mujjul def nañ ko war a defee tournoi bi nag mu ngay wëy ñun nag dañu éliminé ca première phase ba waaye nag dinañu wëy di nekk ci ñaareelu partie bi dinañu jouer ak ñii di waa Mauritanie maa ngi nag jéggalu askanu Gambie yëpp ndax amoon nañu yaakaar ci ñun waaye nag mujj ñoo gagné ñii di waa Ghana. L'homme du match qui est également de notre équipe. mu ngi noonu Omar Cissé la woon Alaaji Seydou Nourou Ba moom moo tekki ay kàddoom ki nga xam ne nag moo ko daan ñaari yoon ndax jotoon nañu njëkk jongante waa Ghana daan leen Maxwell Konadu mi nga xam ne moom moo leen di tàggat nee na daal match bi yombul woon ci ñoom donte sax ñoom gagné nañu ndax ñoom dañoo amee woon pression dafa am ñaar ci ay club yoo xam ne ñoo nekk foofee ca Ghana bokk ci club yi football ci Afrique nekk ci jongante yi Afrique yi kon ñoom dañ leen éliminer mu ne loolu pression la woon ci ñoom ndax bëggoon nañu wane leneen loo xam ne dina tax ñu gën a wekk football bu Ghana dañu koy déglu moom Maxwell Konadu. Tout d'abord, je tenais à féliciter. maa ngi félicité bu baax sama naataango bi match bi tey yëmbul woon dara si ñun ndaxte ci pression la ñu footballé loolee nag li ko waral mooy ñaari équipe yi nga xamante ni dañ leen engagé woon ci compétition africaine yi dañ leen toogloo maanaam éliminé leen te ñaari élimination yooyu nag moo nekkoon suñu xel mujjee ñu sonal maa ngi jaajëfal nag xale yi nga xamante ni football nañu ñàkkante match bi ba gagné ko di féliciter également homme du match bi nga xamante ni ci suñu équipe bi la bokk. Nous n'avons pas pu avoir le dessus sur le Ghana. mu ngi noonu Maxwell Konadu moom mooy entraîneur bu équipe locale bu Ghana Seydina Oumar Mbow moom moo tekki ay kàddu. ñu des ci wàllu ko football waaye dem ba ci biti réew ak ñaareelu bëccëg bi ci Ligue des Champions. lenn lu ñu mën a njëkk a jàpp moo di ñi nga xam ne ñoo di waa Paris Saint-Germain daan nañu sànq waa Galatasaray Paris Saint-Germain ak milieu terrain sénégalais boobu di Idrissa Gana Gueye ñoom ñoo am 1-0 ca li ko jiitu tuuti ci groupe A boobule waa Club Bruges di ñoom Crépin Diatta ak ñoom Mbaye Diagne donte sax Mbaye Diagne footballul Crépin Diatta titulaire la woon dem nañu fekk ji Real Madrid ca Santiago Bernabéu daal di ko fay woon yu weex tàll ba tax na ñu mujj nul donte sax waa Club Bruges ñoom ñoo amoon 2-0 waa Real mujj def lu ñu naan remontada foofee ca Espagne score nag boo xam ne moo gën a betteeti nag moom moo di score bi nga xam ne Bayern daan na ko ñii nga xam ne ñoo di waa Tottenham ndax xam ngeen ne dañu ne woon mooy jongante bi gën a fës ci bëccëg bile waaye jàpp leen ne Bayern ne dafa dem fële ca Angleterre jàpp leen fa noggatu gu yàgg juróom-ñaari but lañ leen dugal ci ñaar jongante boobee nag nekk boo xam ne bokk na ci yi des ci taarixu Ligue des Champions 7-0 ñi nga xam ne ci côté Bayern ñoom ñoo dugal yooyu les buts nag bokk na ci Lewandowski mi nga xam ne ñaari but la dugal 7-2 damaa juum ndate 2 yu am solo la 7-2 Lewandowski ñaar la dugal Gnabry dugal ñett wala boog ñeent Gnabry ñeent la dugal Kimmich dugal benn loolee nekk loo xam ne kon den na score boo xam ne duñ ko gaaw fàtteeti ci Ligue des Champions rawatina sax ci équipe biñ ko dóor may fàttali ne Tottenham moom moo nekkoon finaliste li nga xam ne moo di Ligue Europa année ba ñu génn Tottenham kon waaw Tottenham nekkoon kon ci boobule Ligue des Champions Alaaji Ndate muy loo xam ne kon score bu ñuy dul fàtte la Étoile Rouge Belgrade moom moo daan Olympiakos 3-1
Shakhtar Donetsk dem fële ca Atlanta Bergame ca Italie daan leen 2-1. Manchester City moom daanaka mbetteel amu ca seen digganteeg waa Dinamo Zagreb 2-0 lañ leen daan. Atlético Madrid moom moo dem ca Lokomotiv Moscou ca Russie daan leen 2-0. Juventus de Turin dalal waa Leverkusen daan leen 3-0. Alaaji Ndate Diop loolu mooy li nga xam ne moo ñeel wàllu football bi. jërëjëf Abdou Diouf waaye laataa ñuy daaneel ñu wax wàllug footballum tefes mi. footballum tefes mi ak beach soccer bi nga xam ne ëllëg la ñuy footballaat li nga xam ne mooy seen ñaareelu jongante xarito diggante Sénégal ak Marseille team beach team muy match boo xam ne mu ngi war a amee ca plage bu Jàmmalaay jàpp leen ni démb la ñu football seen jongante xarito bu njëkk bi Sénégal daanoon leen 0-0 kon ëllëg la ñuy xaarandi beneen pàccu jongante boobule Alaaji Ndate Diop. Sénégal di waajal Jeux mondiaux de la plage bay am ca Qatar ak coupe du monde plage bi. Abdou jaajëf wàllu tàggat yaram googu nga doon faram-fàcceel xibaar yooyu waaye lii ab xibaar la boo xam ne nii ci wàllu aada la maanaam culture xam nga Mati Diop. ñi gagné woon. fële ca Cannes festival bu Cannes ak filmam boobu di Atlantique. film boobu bokk na ci film yi nga xam ni sélectionné leen ko nañ ko ñu war a bokk ci Oscar yi nag moom mooy ndajem cinéma may amee ca États-Unis loolu nag juróom-ñeenti fan ci weeru février lay doon atum 2020 muy ñaari yoon yoo xam ne nii réewum Sénégal tegale na ko ndax daaw filmu Alain Gomis bi di Félicité bokkoon na ca ñu sélectionné kon Sénégal amaat na raaye ci wàllu cinéma bëgg ngaa dem rek Alaaji Ndate. incha allah booboo ca Oscar yooyu bëgg nañ faa teew incha allah. Tour du web ci RFM. dañ ci ànd ak Omar Mbow. jaa ngeen jëf. star planétaire bi di Youssou Ndour tey ji lay màggal juróom benn fukkeelu anniversaire am mu nekk occasion ngir igfm.sn bindal ko ab texte ngir ñëwaat ci carrière bu jéggi dayoo bu roi di mbalax bi def xët bu njëkk bët7.com xibaar ne Macky Sall bëggoon na bàyyi maire Ndakaaru ba woon ci ëllëgu ndamu Sénégal ci kaw Tunisie ci coupe d'Afrique ba waaye génnuk àdduna Ousmane Tanor Dieng moo xajamal mbir mi ak ñenn ci njegeñaale Macky Sall yi dugal ci boppam ne bu bàyyee Khalifa Sall utu bi ca parti socialiste dina bari yëngu-yëngu ki ñu xamee ay saaga ak ay wax yu ñaaw jëmale ko ci njiitu réew mi activiste bi ci réseaux sociaux yi di Assane Diouf di xamle ne Khalifa Sall comportement bu baax la amoon ca Rëbës maanaam comme ab benn député maire bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo nag ci Assane Diouf Khalifa Sall dafa nekkoon ci yitte prisonniers yi ak di leen waxtaanal Assane Diouf nekkoon ak moom ca prison ba ci diiru fukki ak juróomi weer xibaar bi nekk Sénégal7.com. Dakar Actu moom ci wuutu Bara Gaye ak Doudou Wade ca front bu résistance nationale te Oumar Sarr nekkaloon fa PDS lay waxtaane loolee nag ginnaaw coppite yu Pape di soppi def di Abdoulaye Wade ci biir parti démocratique sénégalais bi. jigéenu Sénégal yi noppi nañ jaay seen bopp ngir am iPhone di bind bu nekkoon ci xët bu njëkk journal bi di l'Observateur niki tey ji loole nag nakari lool ñenn ci askanu Sénégal ñooñe di ko xamle ci Facebook ñeel commentaire yi ñu def yooyu les Sénégalais ne njëggal l'Observateur rek la ñuy laaj xibaar boobu nekk ci xët bu njëkk seneweb.com tàggat yaram ñaareelu journée Ligue des champions FC Bruges bu Krépin Diatta moo naroon def jaloore talaata bi ca Bernabéu ci seeni jongante ak waa Real Madrid waaye di xamle wiwu sport ginnaaw rouge bi ñu rouge benn joueur FC Bruges bu Krépin Diatta la waa Real Madrid profito dugal seeni ñaareelu bi tour du web fii la yam di leen jaajëfal. jaajëf Omar Mbaw le marché tollanti gi ak Alaaji Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm. tubaab di ko wax saba sénégalensis bu dee Sénégal la nag màdd lañ koy wax moom la ñu waxtaane tey am na sax ab ONG boo xam ne mu ngi foofa ca Sédhiou ngir fexe ba produit boobu dal di am label waaye nag laataan ñu ci waxtaan ak kii di Max Agri Company Abdoulaye Diop di ñu wax fruit boobu nga xam ne ak ñu kaa jëfandikoo ci réew. mu nekk ab meññeef bu ñuy jëfandikoo saba sénégalais ci turu scientifique am ñu gën koo xam ci lii di màdd bile produit di feeñ fii ci Ndakaaru diggante xaaju weeru mars ak njeexitalu weeru août wala septembre bàyyeekoo fële ca Casamance ca Gambie ca Guinée ak ca Guinée Bissau bile fruit d'été nekk luy jar fii te askan bi di ko jëfandikoo rawatina soxna yi ak xale yu jigéen ñi moom mi le sax dinañu koy jëfandikoo ngir faj lii di seere ndax li mu am vitamine C màdd ñu daal di koy bay ni ki ab
arbrisseau mu am ay doom waaye tamit jus bi léeg-léeg couleur bi daal di jaune léeg-léeg mu daal di rouge lépp nag ab xott daal di koy wër bi les fruits yenn yi saf suukar yenn yi xaw a wex tuuti xott bi nga xamante ni moo ko wër sax mën nañu koy jëfandikoo érosion bi nga xamante ni mooy laal yenn ci ay ressources phylogénétiques ak i tamit ay espèces fruitières yu bëri bokk na ci lii di màdd tey jii dañoo menacé wu ngir fexe fàggandiku ci yooyu les menaces Institut sénégalais de recherche agricole jaaree ko ci centre national recherche frontière daal di taxawal ab programme domestication yooyu la meññee. Abdoulaye Diop jaajëf ña ngi ko doon wax sànq ba ñu tàmbalee fexe ba amal label ngir gën a xàmmee produit boobee nga xam ne bëri na lool foofe ca Casamance ONG économique territoire ak développement nekk foofe ca Ziguinchor dem sax ba présenter projet bi ñu ci yëngu foofe ca Sédhiou ñu ne faw ñu xàmmee ko boobu le produit ngir mën a taxaw ba gën ko aar waaye tamit jëmmal ko ci wàllu koom-koom loolu nag bu amee li di màdd moom dafay gën di law waaye tamit ñu fexe ba mu doon moomeel fii ci Sénégal Max Compagnie. lu ñu fi dajale mooy jéem a accompagner acteurs yi ci fexe ba am label màdd de Casamance. taxawaay bi bokk la ñuy jiite ONG économie territoire développement service bëgg a amal ci màddu Casamance Pape Taïrou Kanouté directeur exécutif ETDS. label bi mooy fexe ba nga xam ne màdd Casamance dañ koy labelliser nga xam ne keneen ku nekk feneen du jël beneen màdd boo xam ne jóge na feneen tuddee ko màdd de Casamance booy wax label màdd Casamance ñeenti condition moo am il faut que produit bi mu intéressant produit bi intéressant na ñëpp xam nañ ko il faut que marché bi existe na troisième bi mooy est-ce que acteurs yi motivé nañu pour aller vers ça loolu moo ñu fi dajale quatrième bi mooy coordination bi entre les différentes structures. ngir nag jot mbile mbir faaw ñu xool naka la ñuy aaree bile ressources nga xam ne dafa nekk ci menace ci yile bërëb ci gis-gis inspecteur régional eaux et forêts ji Manga Jeeju. loolu pour mu mën a ne dafa am ay conditions maanaam garab bi fu muy saxee environnement bu mu ne ñi koy liggéey loolu yëpp ay facteur la yoo xam ni mooy tax label boobu Casamance mu am valeur mais dañu seetlu ni mat dafa commencé di wàññeeku bu baax a baax ci région naturelle Casamance di ñaax population yi pour ñu gën a góorgóorlu ci aar àll bi y compris madd parce que madd garab la bu bari njëriñ donc garab la boo xam ni dañ ko war a aar. waaye ak taxawaay bu ñu na ma amal ni directeur exécutif ETDS xalaat ni askan wi nañu gën a sóobu ngir aar bii lay garab. madd bi suñ ko protéger jox ko label xam nga day am valeur donc bu amee valeur kon nit ñi dañ gën a mën a xalaat ne il faut que ñu kon mën a conserver madd mën a conserver habitat mën a conserver la forêt. Max Compagnie jaajëf le marché jeex na mën ngeen yónnee seen xalaat ak seen critique si RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com jàngeen jëf ba tax bi ñu dégmal nga leen xibaar yi ñeel koom-koom. tonte tey jii di benn fan ci weeru ko octobre buñ ko waxee rek xel mi yëpp dem ci wàllu octobre rose ak xeex jàngoro gi di cancer Nafissatou Sila. daleen ak jàmm octobre rose di weerum lëmb bi ñuy waxtaanee lu soxal feebaru cancer yi nga xamante ne mooy dal jigéen ñi di cancer du col de l'utérus di butitu njurukaay bi wala cancer du sein maanaam muy laal ween bi campagne de sensibilisation bu am solo bu ay plateforme di amal bu ci mel ni Ligue sénégalaise contre le cancer ci Sénégal nag cancer bi gën a sonal jigéen ñi mooy cancer butitu njurukaay yi cancer bi soxal ween bi doogee ñëw ñu ciy waxtaan nag docteur Monique James. at bu jot dañuy xool ne suñu réew fanweeri cas yu bees cancer ween dinañ am alors que boo demee bitim réew ci dëkk yi nga xam ne dañu am koom-koom ñaari cancer ween yu bees rek mooy am ci seen jigéen ñi foofu boo nattee ci téeméeri junni jigéen. fii ci Sénégal ba tey plateforme bi nag doon ñaax jigéen ñi bu baax ci dépister maanaam xool seen ween di def ay mammographie. ci octobre 2010 lañu tàmbali di def campagne pour sénégalaises yi nangoo def mammographie ci njëg bu yomb li ñu ko mayoon mooy association radiologue sénégalais privé yi nangu woon mammographie bi doon jar fukk ak ñaari junni ñu wàññil ñu ko ba mu nekk juróom-benn junni. te jamono yooyu sax LISCA itamit da doon subventionné mammographie yi doon jël xaaju genn wàll ba kay dépister tamit indi xaaju genn wàll ga te boobu ba léegi nag gis nañu ni am na ay jéego yu am solo yuñ ci def rawatina jóge ci dépistage ba dem ci paj mi. def mammographie
def colposcopie ndax ñu ngi installé ay appareil ci yenn région yi loolu tax na ba sénégalais yi aajuwul ñuy ñëw ba Dakar pour faju ñu ngi former tam personnel de santé yi sage-femme yi infirmier yi pour ñu gën a mën a def dépistage bi liñ doon ñaan état bi rek mooy garab yi dugg Sénégal ñu mën koo xool bu baax pour mu nekk ay garabu qualité. juk dem def dépistage nekkatul jafe-jafe fii ci Sénégal ci lu soxal ñaari xeetu cancer yooyu gën a fës ci jigéen ñi ba jamono yi sax ñi ngi wax gratuité effective chimiothérapie maanaam faj te duñu fay dara loole nag ñu gis ci njëriñ lu am solo liska am ci yëg-yëg ba sax yeneen i bànqaas yuy xeex feebaru canceru jigéen ñi fi la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje lu yàggul dara waaye fileeg boobu ñu leen di ñaanal wér gu yaram. ministère bi gàll wàllu wér gu yaram jaare ko ci programme bi xeex si biiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak si biiru. RFM. ganu xibaar yi. gan gi di Bakar Dia nekkoon fi jëwriñ ju ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu communication ci jamonoy maître Abdoulaye Wade mu seq waxtaan ak Fama Dione dañuy waxtaanee bokk na ci dugg sik Free ci wàllu secteur télécommunication ci réewum Sénégal ak la mu mën a jur ñu déglu leen. jërëjëf Ndate Diop jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ñu ngi ak docteur Bakar Dia nekkoon fi ministre bi wàllum communication ak porte-parole gouvernement bi ci tàngu Wade RFM mi ngi lay jaajëfal ci teewaay bi. maa ngi leen di gërëm di leen ñaar fukki at ginnaaw bi mu nekkee ci marché télécommunication bi Tigo changé na marque nekk nag lu ñu woowee Free lan nga jàpp ni moo war a changé ci paysage yu télécommunication yi fii ci Sénégal. waaw jàpp naa ni tey réew mi suñu wax croissance télécommunication bi daf ci am jéego yu bëree lu mu jëm ci dox wante benn croissance maanaam xaalis biy dugg bi war na profiter Sénégal yi ñaar war nañ jël en compte intérêt travailleur yi dégg naa wax yi dégg naa ñax yeeg yooyu mais maa ngi ñaan direction bu bees bi mu déglu leen bu baax déglu seen plateforme bu baax xam ni réew mi mënuñ ko defar ba pare di dëgg doomu réew mi wala loolu moom lu ma gëm la gëm naa ne nag suñ xasee ba ñëw dugg ci concurrence dina am concurrence su amee état bi encadré ko correctement sénégalais yi mun nañ ci gagné consommateurs yi mun nañ ci gagné ci prix téléphone ci facturation yi ci service yeeg yooyu wante foog naa ni lu ëpp solo tey mooy ñoom ñu waxtaan ak employé yi ba mu bañ a indi crise sociale buy gàllankoor liggéey bi man daal maa ngi leen koy ñaan te xam naa ne sax ñoom ñoo ma ko gën a xam dinañ indi jàmm dinañ indi dal pour permettre société bi gën a développé wu gën a màgg ba pare nag bàyyi xel lenn mooy consommateur bi moom war na ci profité bu baax. concurrence boobu sax moom laa bëgg ñu rebondir ci ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci atum 2019 gi agence biir wàllum régulation télécommunication yi di ARTP génnoon ab dogal daal di ne Orange nañu dakkal lépp luy bonus jóge ci service bi di Orange Money tey Free daal di xamle ni am na ay avantages yu bëri yu muy jox ñi nga xamante ni ñoo di utilisateurs yi ndax njottoo ni ARTP dina taxawaat même politique bi ni mu dakkalee avantage yi Orange doon joxe. waaw xam nga ARTP moom su xasee ba génne réglementation de toute façon ñëpp la tënk ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci téléphone bi réglementation bi tënk est-ce que looloo war a continuer wala looloo war a continuer foog naa ARTP dinañ def lecture concrète situation xool mesures yu gën a approprié ñu jël ko pour intérêt utilisateur donc man jàpp naa ni su nekkee réglementation la amul kenn ku ci génn mais loolu yëpp ngay gis foog naa aussi waxtaan la parce que affaire bi moom jamono ju nekk ak lu mu laaj lu jamono ju laaj nga jox ko de toute façon concurrence bi moom balaa muy am intérêt dëgg-dëgg rek consommateur bi gis ci boppam te consommateur bi pour mu gis ci boppam il faut que avantage yi di gën a yokk di gën a bëri chaque jour kon man wóolu naa waa RTP wóolu naa techniciens yi nekk ci secteur bi xam nañ ni dinañu réévaluer xool secteur bi lu mu laaj ñu jox ko pour que opérateurs yi gis ci seen bopp consommateur bi gis ci boppam mais aussi état bi gis ci boppam parce que croissance bi nga xam ne téléphone yi mu ngi koy indi yëpp ñu jël ko yóbbu bitim réew aussi foog naa njëriñam bëri na trop trop.
léegi li ñu bëgg a waxtaanee mooy société bu jékki-jékki coppi turam def ko beneen tur taxawaayu gouvernement bi lan la war a doon njiital réew mi wala ministre bi yor wàllum télécommunication ndax dafa war a veiller li ñuy woowee intérêt ñi nga xamante ni ñoo di utilisateurs yi. li ma foog mooy intérêt utilisateurs yi benn intérêt travailleurs yi ñaar intérêt réew mi ñett ndaxte koom-koom bi nga xam ne mi ngi dugg ci téléphonie bi kenn xamul lu mu toll mais baax na ñuy xam lan mooy def ci réew mi ñaata mooy def ci réew mi ak lu def ci réew mi nan lañ koy gis sinon rek dafa am lu ñuy tuddee une croissance extravertie ngay wax ay 10% alors xaalis bi toog bi yëpp dem na bitim réew loolu aussi amul njëriñ moo tax mu foog ni au-delà de li ñuy wax tey suñu réew mi comme ni ko chinois waa Chine di defee waa France di ko def ak ñeneen il faut ñu am ay champion d'industrie am na ñu ko mën a nekk am ay champion d'industrie propulser leen au-delà de Sénégal sax ñu dem à la conquête du monde loolu moo mun a tax suñu croissance bi am njëriñ mais croissance bi nga xam ni soo ci dindee lu ñuy fay employés yi dindi ci lu ñuy fay fonctionnaires yi ak tuuti taxe yi nga xam ne dañ ko am dara defatul croissance boobu bëriwul njëriñ ci réew mi mais am naa yaakaar ni président de la République ak gouvernement dinañ jël en charge et à bras le corps le secteur de la téléphonie pour que li muy dugal mu mun a intéresser d'abord réew mi pour loolu am nag mooy li nga wax rek il faut que ñu veiller il faut que ñu accompagner il faut que ñu réguler ndax mënuñ bàyyi nit ñi aussi ñuy def lu leen neex ci secteur bu sensible am doole bu mel ni téléphonie à la limite bi nga xam ni li ñuy tuddee secteur de souveraineté la maanaam su doon ba jamonoy neex benn réew du bàyyi ay jàmbur ñëw jël ko téye ko contrôler ko maîtriser ko yooyu yëpp nag foog naa war nañ ko rectifier moo tax may faral di wax président de la République war na engager un vaste programme de rectification pour que vraiment Sénégal yi mun a profiter complètement ci koom-koom bi nga xam ni ci Sénégal la ci gis nga Sénégal léegi ñëpp a ngi ñëw fànn boo jël nit ñaa ngi ñëw te neen taxul ñu ñëw neen boobu nag la ñu war a décrypter xool ko def ay garde-fou pour que intérêt réew mi ñu mën ko préserver. monsieur le ministre bu ñu yëkkatee fi nga daanelee noonu nga ni dañoo war a góorgóorlu ba nekk ay champion ci wàllum industrie bi jëm ci télécommunication bu ñu gisee ni Free France mi ngi fay doxi jéego di sonal loolu yeneen opérateurs ya fa nekk gis nañ ni Orange mi ngi fi Expresso mi ngi fi mais localement ñun Sénégal fii amuñu dañoo ubbil suñuy buntu waa bitim réew tellement que est-ce que champion industrie boobu Sénégal dina ko mën a nekkee. mooy lu ma la wax xoolal ci commerce bi aussi noonu la wala commerce bi champion industrie yi mënuñ ko gis nga su état bi décidé wul créer des champions d'industrie mënuñ ko am buñ foog ni ay Chine ak ay France ak ay États-Unis ak Russie dañ bàyyi nit ñi rek ñuy dem non da ngay créer sa ay champions d'industrie protéger leen propulser leen waxuma ni nag ñii mënuñu wala defuñ mais dama ni tey jii foofu la ñu toll c'est-à-dire que Sénégal koom-koom bi toll na fi nga xam ni suñu ay ressources toll na fi nga xam ni suñu ay avantages comparatifs toll na fi nga xam ni war nañ mën a dem ba lu bëree dootuñ ko soxla bitim réew mais boobu aussi il faut que suñu industriels yi Sénégal yi état bi dimbali leen su nekkee ku jóg ñu xoj la ci ay impôts ku jóg ñu xoj la ci ay taxes ku bëgg a daanu duñ la dimbale mais doo am ay champion d'industrie rek du nga créer industrie rek ñëw jege état bi mu lay jox ay marché non man champion d'industrie ko soo xoolee dans le domaine de la télécommunication léegi am nañu ay audiovisuel am nañu ay champion neexul wax mais am na soo jëlee télévision yi ay champion la ñu ngi rey seen bopp di joxe ay di fay taxe di développer di indi ay emploi di ko créer man nu Ablaye Wade amee woon confiance aux Sénégalais ñu lancer le secteur de l'audiovisuel foog naa mun nañ ko amee confiance ci yeneen secteurs yi te di nga gis le Sénégalais il est talentueux dama lay jox exemple rek gis nga suñu jumaa ji ñaata lañ ko tabaxee ay milliards Sénégalais yi ñoo ko tabax dërëmu état bi demu ci ku mun a def loolu soo ko dénkee leneen ak leneen mu dem mais il faut que état bi wóolu nit ñi accompagner leen loolu rek laay ñaan président de la République mu rectifier ba fexe ba Sénégalais bu bëgg a songu ci loolu ñu mun la jàppale dimbale la nga nekk un champion moo gën gaa ñu ñëw rek di ni ñuy séddalee géej gi nii soxna si di ko séddoo noonu la ñuy séddoo or bi di ko séddoo diamant bi di ko séddoo pétrole bi di ko séddoo télécom bi séddoo ko réew mi yëpp loolu aussi problème la moo tax ma foog ni rectification jar nañu def ko
pour que ressources Sénégal yi profiter au Sénégal erreur boobu nag mais ñun ñëpp am nañ ci responsabilité wax ma Macky la wala keneen mais rupture dafa jot te man gëm naa ni Macky Sall war na incarner rupture boobu amorcer ko parce que mi ngi ci dernier mandat te amatul dara li nga xam ne war na ko tere mu def lu mu war a def te loolu mooy mettre Macky Sall définitivement dans l'histoire et dans le cœur des Sénégalais soo ko waxee soo ko waxul ñëpp sentiment bu ñu am mooy sentiment de frustration foo dem rek gis nga gaa ñi jël nañ ko ñun léegi xëy na ay ouvrier la ñuy nekk ak ay travailleurs yu xëccoo wut ay prime ak di wut ay augmentation loolu laa bëgg mu dàkk ba intérêt Sénégal yi ñu préserver ko ba Sénégal mun a revenir au Sénégalais parce que ñu ngi perdre le contrôle de ce pays là. damay fàttali auditeurs yi nii ñu ngi ak docteur Bakar Dia nekkoon fi ministre de la communication yoroon kaddu gouvernement bu Abdoulaye Wade monsieur le ministre tey ñu ngi waxtaanee wàllum Promobile nga xamante ne daañu ko lancé ci bu yàggul dara laaj bi mooy est-ce que secteur télécommunication yi du saturé am mbokk. waaw mais jàpp naa ni am na ay techniciens yu xarañ ci Sénégal gouvernement bi aussi xam na ni concurrence bi am na noo koy defee soo ko réglé wul dina rey concurrence bi lay secteur yëpp kon boobu man xam naa ni lu ñuy def xam nañ ko bu baax a baax mais tant que concurrence saine la concurrence loyale la concurrence bi nga xam ni acteurs yëpp dinañ préserver seen intérêt acteurs yi nag mooy borom téléphone yi mooy état bi mooy consommateurs yi surtout mais moom mooy travail bi tant que concurrence bi nga xam ne la ñoom ñëpp dinañ jël en compte seen ay préoccupations normalement intérêt consommateurs yi lay nekk mais li nga wax rek moo ci nekk moo metti ñëpp mooy da ngay gis ni lim ay champion yi nga xam ne amul sénégalais champion yi nga xam ni amul kenn ku jóge ci réew mi amul ay africain amul dara loolu man dafay xaw a tey sama xel parce que kenn ci ñun tey mënul dem France mënul dem ci yenn dëkk yi nga wax da ngay installé gis nga dinañ ko verrouiller bloqué ko def ko ba nga xam ni soo bëggoon a investir sax yoo ko moom ñoom nag bon ñoom suñ ñëwee rek affaire yi dafa ni yaraax ñu ñëw jël yëpp dem seen yoon loolu laa ni bëgg naa vraiment maa ngi koy ñaan président Macky Sall mu jóg ci mu xool nan lay fexe ba dans le secteur de la téléphonie vraiment Sénégalais yi gis seen bopp avantage yi delsi lu ci ëpp ci Sénégal ba nga xam ne suba dinañ xam ni moom jël na ko téye na ko mi ngi koy contrôler dans l'intérêt du peuple sénégalais. Monsieur le ministre Bakar Dia, RFM mi ngi lay remercier.